mbokk yi benn waxtu jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi di li fi xew jamono ji di ay tout tànk yoo xamante ni dañu leen di faat di leen violer di ay jëfu samba boy yi askan wi ne faw ñu gën a taral vigilance bi di ci sàkku taxawaayu parents yi waaye te nguuru Sénégal dugal ci loxoom ngir ñàkk kaaraange gi ñu nemmeeku ci tout tànk yi mën a jeex dañ ko fam-fàcc ci xibaar yi xeex cancer ci réewum Sénégal rawatina ci tout tànk yi ndax lañ ca nemmeeku mooy ni at bu nekk lu war a jege juróom-ñetti téeméer ci ay tout tànk ñooy jotee ci cancer bi waral ba ay rappeur bokk na ci daara ji famille ak waa Epsilon fas yéene dugal seen loxo ci xeex bi fas yéene amal ab concert ñaari fan ci weeru mars bi ñu dëgmal daañ ci dikk leen ci xibaar yi leen dañ ci bokk muy ñii di ndongo yi ak série scientifique lañ ca nemmeeku mooy ñu ci ëpp ci ñoom daanaka dañu koy dummoyu la ko waral ñu ci ëpp ci ñoom ne gisuñu ci njëriñ wala bokk gisuñu seen bopp waral ba ñu jàpp ni la ko mën a saafara bokk na ca yenn ci ay bourse yoo bara bàyyeeko ci nguur gi jëm ci ndongo yi yenn ci ay professeur ak ki ndongo nekk ci lycée Blaise Diagne ne ànd nañu ci lu ni mel dañ ci dikk yéen ci xibaar yi leen da ci bokkit muy transfert yu aju ci joueurs yi nees mën a def ba indi ci ay saafara ci yenn ci ay rëq-rëq ci far ji am di ay contentieux waral ba mu génnee ab livre boo xam te loolu yëpp lañ ci dëxëñ di maître Moustapha Camara doon amal dédicace livre boobee ni ki démb da ngeen mën a teewlu ay kàddoom ca la dëxëñu ci boobe téere mbokki ponk yaa ngoo ko topp leen ñu yaatal ko mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy doole ak li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku jamono ji ci réew mi di ay tout tànk yoo xamante ni dañu leen di faat ci anam ju jéggi dayo wala sax ñu leen di violer di ay cas yu nemmeeku ci réew mi waral ba ñeen ci askan wi yëkkati seen kàddu di ko ñaawlu waaye yemuñu ca la ñuy sàkk mooy ci parents yi ñu gën a bàyyee xel ci seen i doom ñu bañ di taxawal waaye fépp fu ñu dugg ñu xam ko nguuru Sénégal yi taxaw ci indi ci ay saafara ci wàllu kaaraange gi ngir ni tout tànk yooyu ñu nemmeeku ni jamono ji ñu ngi leen di faat ñu mën ko dakkal ci xew mi leeral yeeg suñu ndaw di Mamadou Samb. mu nekk yaay responsable say doom vraiment war nga fee tànn heure yi nga yónni say doom bu guddee yenn heure yi nga bañ koy yónnee parce que dëkk bi dafa xaw a jaxasoo. da ngay dox fii fekk ay xale bu mu nekk si ñi VDN bi xale bi c'est à peine dag naa ni est-ce que kii am na 3 ans. suñu société bi ci boppam moo feebar. violence bi ñu jëmale ci tout tànk yi mel ni ki dafa gën a takarnaase ci réew mi jamono ji ndax daanaka bés mu nekk nga dégg xale bu ñu yegg ci kawam xale bu ñu sàcc mbaa sax xale bu ñu faat bakkanam ba tax na boroom xam-xam bii di yëngatu ci wàllum sociologie di càmbar mbir mi tey sukkandiku ci tolluwaayu askan bi ci bile jamono. ñëpp a yore gànnaay alors gànnaay nag suñu demee ba banaliser ko noonu. utiliser ko day yomb ñi ngi koy def événement parce que waaw ñu ne xale bi rey nañ ko balaa jëre dañ ko sàkku ba pare rey ko sànni ko dugal ko ci mbuus ñuy sóobu ca mbir moomu mu jaral leen lu ne dafay fekk ne dafa am ñu leen koy sant dafa am ñoo xam ni ñoo leen di ne pour nga yegg ci lii faw nga jaar ca lële. ñàkk sàmm ak yelleefu gone yi moo waral mbir bu nu mel bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci askan bi kon fi mu toll nii jot na sëkk ñu jël ay matuwaay yu wóor ngir mun a dakkal mbir bu nu mel. ñi nga xam ni ñoo yore kàddu yi ñi nga xam ni ñooy defar jikko yi ñooñu ñoo war a jëkk a jóg ñoom dañu war a gëj a dégg ñu pour ñu jéem a wàññi nit ñi. ci gën leen ragalloo yàlla. état bi fexe ba ñu créer ay école ay truc environnement yi nga xam ne par exemple gosse bi dina fa am sécurité. na nguur gi fexe taxaw am politique jeunesse bu baax ci dëkk bi am une bonne politique de jeunesse voilà. ça va contribuer à diminuer un peu la violence ci dëkk bi. fii réew mi tollu fan yi bëri na lu ñuy dégg ay xale yu ñu faat mu doon mbir mu jéggi dayo lool ba tax na ñenn ci askan bi di ñaan way jur yi ci ñu gën a sàmmaat njaboot gi bu baax.
Mamadou Samb ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram cancer jëm ci tout tànk yi ci Sénégal ñu gis ni daanaka la muy faat ci ñoom dafay takku jamono bu nekk la ko waral mooy ñàkk am moyens yu war jëm ci waajur yi ngir mën a taxaw seeni doom ci at mi daanaka ci Sénégal lu tollook juróom-ñetti téeméer ci ay cas la ñuy nemmeeku ci ay cancer yu yees jëm ci tout tànk yooyu ngir fexe nu ñu ko xeexee ay rapport bokk na ci daara ji famille lëkkaloog association Epsilon ne daañu soobu ci xeex bi fas yéene amal ay yëngu-yëngu ñu jàpp ko ñaari fan ci weeru mars bi ñu dëgmal leeral yeeg suñu ndaw di Mansour Sow. feebar bi di cancer nag bokk na ci feebar yi ëpp lu muy faat ci ay doomu aadama ndax tey ji bu ñu xaymaal yi nga xamante ni mooy xiibon sida ak paludisme dik sibbiru bu ñu dajalee ñetti feebar yooyu la rek cancer moo leen ëpp lu muy faat. fii ci Sénégal nag at mu nekk rek ñu xayma fi lu toll rek ci juróom-ñetti téeméeri ay nit yoo xamante ni amee nañu feebar boobu li rawatina nag ci ndaw ñi li wante nag seetlu bi benn la ndaxte doomu aadama yu baree bari nga xam ne dañoo amee feebar boobu li lu ci ëpp nag dañ leen di bàyyi ak seen bopp ndax feebar bi daa nekk feebar boo xamante ni dafa cher lool ba pare di laaj suivi médical boo xamante ni dafa xaw a jafe lool. sama yaay dafa feebaroon léegi nga xam naa ni feebar bu métti la xam naa ni Sénégal nit ñi am ñu moyen di faju et donc pour man c'était important ma ñëw jóg taxawal sama citoyen. boobu sax gën naa metti gën naa garaaw sax yenn feebar yi nga xam ne moom la nit ñi jàpp ne yooyu ñoo gën a garaaw muy ay sida wala ay palu wala ay sibiru ak yooyu donc mu nekk association boo xam ne seen yëngu-yëngu yëpp dañ ko jubale ci jël ay garab di ko indi di ko jox ñi nga xam ne dañu feebar. loolu sax l'association bi duppee seen bopp Epsilon xam ba tey ji mu jóg rek taxaw tem rek ngir xeex ak uwa googu lay waaye ci xeex boobu la ñoom rek naruñu ci wéet ndax na leen ci am ak groupe rap bi nga xamante ni mooy daara ji famille hip hop maanaam xeetu musique googu lay day ñëw rek di jàppale li nga xamante ni mooy wér gu yaram. ñun en tout cas ñi nga xam ne ñooy artistes yi ñu ngi ànd ak ñoom di leen jàppale ci combat boobu comme li ñuy wax rek wolof nee na mbooloo mooy doole te dañ ciy profité waat ci occasion bi pour encore joxaat loxo ministère yi ak ñi nga xam ne peut-être am nañ doole ñu ñëw jàppale association bi pour mën a jëmmal xeexu cancer bi ñuy dugal. association bii di Epsilon nag ñu ngi ko taxawaloon ci atum 2011 ay ndaw ñoo xamante ne ña nga bàyyee ko ci gox bi ñu duppee Châtillon ak ci région parisienne ñoom ñoo ko taxawaloon. bañ koy taxawal nag dañ koo tënkoon rek ci wàllum solidarité ak entraide maanaam dimbalante Epsilon nag bu ñuy xool mi ngi jóge ci lii nu duppee alphabet grec bokk ci wàllu li nga xamante ni am xayma la maanaam mathématique jege lool li nga xamante ni mooy zéro tekki rek ni ñoom seen xeex bépp dañ koo tënk ngir jàppale doomu aadama. Mansour Sow ñu wax ci rapport bu Amnesty International jëmale ko ci nguurug Sénégal premier ministre ak kàddu yëmu ci yëkkati mooy ne ñi di waa Amnesty International la ñu bëgg ci nguur gi la ñu amul mooy ñu daganal mbirum góor jigéen ak mbirum lesbienne kii di Babacar Ba bokk ci forum du justiciable ne kàddu yooyee premier ministre yëkkati engagé wul kenn ku mooy moom te seen kuréel googee mucc na ci xeet yooyee maanaam taxawaay bi jëm ci daganal mbirum góor jigéen ci xew mi teewul nag ñuy fësal ni seen kuréel boobee respecté nañu choix wu képp ku mu mënti doon di ay organisation yi xeex ak yelleef doomu aadama yi leeral yeeg Codé Ndiaye. rapport Amnesty International section bu Sénégal di wéy di andi ay tontuwante ci diggante kuréel boobee ak gouvernement bu Sénégal njiitu gouvernement bi sax moom jàpp ne Amnesty International li ko soxal moom mooy fexe ba ñu légaliser wàllu ngóor jigéen moom nag mu jàpp ne nguuru Macky Sall du mës a def lu ni mel njiitu forum du justiciable nag di andi réaction ci mbir mi. seen option la ñun dañ leen koy nangul donte nag ci société civile bi am na si ñoo xam ne tey défendre cause góor jigéen lu ci mel ni tey le forum du justiciable ñun on ne défend pas cette cause là te pourtant moo waral tey dañ ci jot ay critiques parce que nee nañ en tant que défenseur des droits humains waroon nañu mën a défendre li nga xam te moom mooy ngirum góor jigéen mais ñun dañ jàpp que ni avant ñu nekk ay droits de l'homme on est des croyants kenn ku nekk si ñun am na lu mu gëm te ñun également lépp loo xam ne suñu société suñu réew bëgg ko ñun dañ ci ànd ak moom. président forum du justiciable moom di xamle ni deltu ginnaaw àq ak yelleefu doomu lu am la li koy firndeel moom mooy marche yi nga xamante ne ni ñu ngi koy tere waaye itam ni nga xamante ne ni noonu la ñu appliqué loi bi ci Sénégal jaarul yoon. comité sénégalais des droits de l'homme dañ ko rétrogradé maanaam statut A ba ñu nekkoon
parce que defoon nañ ay jéego ci mbirum droit de l'homme ba nekk ci statut A mais statut A boobu dañu fa jëlee indi ñu ci statut B parce que dafa am ay manquements yoo xam ni au niveau international ñoom dañ ko noté fii ci Sénégal ci mbirum droit de l'homme. njiitu gouvernement bu Sénégal jàpp ne itam acteurs yi yëngu ci wàllu société civile moom ñu bëri ay politiciens la yoo xamante ne ni dañu nëbbatu lu ni mel nag njiitu forum du justiciable moom jàpp ne am na naam ci wàllu société civile bi waaye nag mu jàpp ne am na si ñoo xamante ne ni xeex àq ak yelleefu doomu aadama dong moo leen soxal waaye nekkul ay poste ak privilège. Codé Ndiaye kii di Mame Mbaye Niang Moustapha Cissé Lo Oumar Youm Mansour Faye ak Alioune Sall daanaka yàq nañ leen lu mel ni xeme di ay kàddu yu bàyyeekoo ci ndaw yi bootu ci parti Rewmi bu Idrissa Seck ni ki démb lañ doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ne la ñuy sàkku jamono ji mooy na nguur gi leeral accord ya mu xaatim jëm ci suñu pétrole ak suñu gaz naka la tëddee ngir loolee mën a leer ci xelu askan wi yëpp comme ni ko seen njiit defee di Idrissa Seck ci lettre ba mu jébbal njiitum Rewmi di président Macky Sall ñoom ñu jàpp ne tontu ba mu ci indi daanaka des na la ñu bëgg mooy nañ ci taxaw indi ci ay leeral moo gën yenn xeetu xaxar ya ñuy yëkkati di ay kàddu yu ñu jàpp ni yu tegginewul la jëmale ko ci seen leader di Idrissa Seck leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. tudd forox ndaw ñi nekkee ci parti Rewmi ñoo jëkk fas yéene jàmmarloog ñi nekkee ci nguur gi bootu ci benn kuréel ndaw ñi la leen gën a yitteel mooy contrat pétrolier yi ñu daal di koy leeral wax itamit lu jëm ci njaayum gerte bi te mu doon lu jéggi dayoo. pour défendre intérêt wu génération yi nga xam ne ñooy ñëw après loolu président Idrissa Seck loolu la laaj Macky Sall te jàpp naa ni constitution bi mooy légitimer li président Idrissa Seck laaj ñu jàpp ni ba mu ko laajee président Macky Sall dafa daw question boobu tontuwu ci ñu koy wax ni na tontu ci question boobu président Idrissa Seck teg ci wax ni li nga xamante ni mooy mbay mi baykat yi bay nañu ba pare état bi ni day jënd ci point de collecte yi 210 ñu dem ci point de collecte yi gisuñu ku jënd seenu mbay gisuñu ku jënd gerte gi ba gerte gaa ngi saxe mi ngi yàqu ba ñu ngi koy mujj jaay ci mbapat mi ci 135 wala 150 francs ndax gisuñu 210 yeleen état bi waxoon loolu muy échec boo xam ni nguur gi amaat na ko ci campagne bi nga xamante ni war nañ koo def ci mbay mi ndax mbay mi bu demee ba mujjee ñuy def mbapat di ko jaayee 150 francs mooy mbay mi échegaat na. bootu ci seen kuréel bi ndaw ñi nekkee ci parti Rewmi attaqué bu baax ñenn ci responsable ñi nekkee ci nguur gi. moo tax xamuñu xaste xamuñu saaga mais président Macky Sall pour nekk collaborateur am da ngay tudd directeur de cabinet bu tudd Omar Youm mu taxaw ni ko man. suqulaa boo xamante ni li ñu may sant moo ma gënal njariñu askan wi mu am ku mel ne Mame Mbaye Niang nga xam ni moom liy daw ci réseaux sociaux yi musique bi fa gën a daw la musique bi gën a daw ci réseaux sociaux yi mooy Mame Mbaye Niang est un menteur mooy phrase bi gën a daw ci réseaux sociaux yi Mame Mbaye Niang moom lenn kese lañ ko fale moom mu féetewoo saaga ak sos duñ ko ci fekk si nag naam saaga ak sos yomb na lool mais moom looloo ko teg fa mu nekk mu féetewoo rek di joxar bi saaga di joxar bi sos waaye ñun question yi nga xamante ni soxal na Sénégal mënul wax ba ñu fàtte ko dañ ni la réserve foncière de la Pointe Sarène ñi ngi ko am suñu bët et ñu ngi koy suivre de très près da ngay bindoo aussi noo xamante ni da ngay nekk workat comme Talla Sylla pour mën a nekk xaritu président Macky Sall. ndaw ñi nekkee ci parti Rewmi ne amuñu dara lu ñuy tiit ci la ñuy dox ngir tëj seen njiit boobee di Idrissa Seck leneen ci seen taxawaay mooy kii di Aliou Ngouille Ndiaye du organiser benn yoon élection fii ci Sénégal dolli ci itamit ti woo askanu Sénégal ñu dem ca ministère de l'intérieur ngir def fa toogaanu ñaxtu mën a jot seen carte d'identité yi. Ibrahima Fall ñu jéggalu ci saaga boobee bàyyeekoo ci ki yore kàddu ndaw réew mi ci élément bi ngeen seetaan léegi ñu wax ci leneen muy ndongo yi ak filière bi jëm ci wàllu scientifique lañu ca nemmeeku mooy ñu ci ëpp ci ñoom dañu ko wan ginnaaw la ko waral mooy ni xëy na dañoo xamul njëriñ la mu làmboo ci gis-gisu kenn ci professeur di monsieur Diallo nekk ca lycée bu Blaise Diagne jàpp ni faw ñu gën a maanaam fësal njëriñ la mu làmboo
waaye it leneen lu ñu jàpp ni dana ko saafara mooy bourse yi war a bàyyi ko ci état jëm ci ndongo yi ñu gën ko yaatal ba ñëpp gis seen bopp dana tax ba ndongo yi gën a maanaam gis seen bopp ci filière scientifique yooyu nga xam te ne mënta ñàkk bu fekkee ni réew bëgg naa jëm ci kanam li ñuy woowee développement Mouhamadou Diallo. yitte bu mot sëkk ngir sëgg ci benn fànn bu am solo ci wàllum science mi wàllum mathématique lépp luy wàññi ñu war koo jàng xam yi tamit lépp lu mu làmboo muy banqaas boo xam ne kenn mënu koo bàyyi ginnaaw ci lépp loo xam ne dafa laaj wàllum science ak wàllum technique waaye seetlu bi moom mooy fu mu toll nii ñiy ëpp ci ndongo yi bëgguñu fa dem. su fekkante ne da ngay def benn matière chaque fois doo ci am moyen nga dem ci lu nga xamante ne mën na la amal avantage day tax da ngay gën a avancer te doo fi nekk di perdre sa temps di redoubler wala di am problème après. parce que au début affaire yi gars yi dañuy tiital naan est dafa saf c'est-à-dire ak moo yooyu yëpp tamit gars yi bëri ñëwoon dem est. muy ay lay yu wute loolu waaye tamit yoo xam ne li muy firndeel lenn la mooy ñàkk ay yoon yu nu xàll tëral ko ngir gën a xiirtal ndongo yi ci wàllu matière scientifique yi. amuñu politique promotion série scientifique voilà bu doy je crois ci réew mi moo tax élèves yu bëri soit xamuñu njariñ li wala bon moo tax quoi choisir uñu série scientifique bi. gis-gis boobu sax su gënee xóot mën na yóbbu sax ñuy jox ndongo yi taxaw bu am solo seen wàllum gëstu maanaam ay bourse bourse yi dina motiver élèves yi matériel bi également les outils là si les élèves ont assez de documents à leur disposition je pense que war nañ gën a mën a ñeme série scientifique bi quoi. ñu joxe ay bourses pour jàppale élèves yi ñu gën a def matière scientifique yi que loolu tamit mën na jàppale ñu bëri pour ñu def ko te ñu pour ñu ñeme ko tamit. lëkkale bu jaadu jëm ci wàllum yoon yi ñuy xàll pour suqaliku waaye tamit ci charte yi ñu teg lépp lu jëm ci wàllum njàngale day jël science teg ko fii gën a kawe rawatina sax dëkk boo xam ne bëgg nga ci at yii di ñëw di produire gaz ak pétrole. Mouhamadou Diallo ñu jëm ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop lu tollook juróom benn giga ci connexion la ñu leen fas yéene jébbal ngir ne ñu weccee ko lu tollook ñeenti téeméer weer wu nekk di ay xibaar yu bàyyee ko ci jëriñ juñ dénk wàllu njàng mu kawe mi di Mary Teuw Niane ñeen ci ay ndongo ñu dajal ne ñoom yëguñu boobee xibaar donte rafetlu nañu ko jàpp ni yenn ci ay ponk war nañ ko mën a saafara ngir ne connexion bi nañu ko bëggee ci daara ja mën a amee bokk na ci yenn ci ay wifi ya ñu jàpp ni sakkan na waaye la muy jàpp ci connexion néew na leeral yeeg suñu ndaw di Ajar Njaay benn giga connexion internet ci ñeenti téeméeri dërëm weer bu jot ndogal bi jëriñ ji ñu dénk wàllum jàng mu kawe mi jël ndongo yu bari yëguñu ko woon. wax leen lu leer rek ak luy dëgg jotuma yëg information boobu. ñun moom yëguñu ko woon man maa ngi ciy doog a jot. maa ngi nii di ko soog a yëg sax yow yaa ma ko yëgal. université dafa nekk diwaan boo xamante ni majorité étudiants yi fi nekk yëpp ils ont des conditions de vie limitées seen. am demeewul noonu donc loolu suñ ko defee day permettre ñu gën a améliorer seen condition d'étude. loolee nag teewul ndongo yi nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar di ko rafetlu tey di bëral seen kàddu ni teelul loolu ñu xalaat leen ci ni ñuy gën a defaraat connexion bi fii ci bërëb bi. C'est une bonne initiative, je l'approuve en tout cas parce que man su may xool de mon cas personnel tous les mois je dépense énormément d'argent pour les connexions internet pour les recherches et autres. Donc, si vous nous donnez 2000 francs seulement pour un mois, 6 gigas, je l'approuve, c'est une très bonne initiative. Si vous faites que nous avons une gratuité comme nous sommes UVS, on va mieux l'approuver encore. ci noonu nag étudiant bi nekk ci faculté médecine di artu ni li gën a am solo mooy defaraat réseau wifi yi fii ci université bi. soo seetloo si université bi am na ay wifi yu dul jeex am na wifi yu dul jeex université mais boo si capté di nga am problème pour connecté wu te xam nañ ne tey jii nii am connexion nécessité la nit ñi dañoo soxla connexion pour étudier soxla connexion pour def seeni recherche donc nag suñu demee ba ñu indi connexion dañ koy rafetlu mais nuñ koy indee dañu rafetluwul fayloo ñu même su nekkoon téeméer jàppeewu ma ko muy yoon léegi nag lu ma leen di wax ñu def moom mooy jël connexion wifi bi def ko loo xam ne dafa gratuit ci université bi régler problème réseau yu fi nekk étudiants yëpp di connecté wu parce que nécessité la.
ndongo yu bari seen temps bi nag dañ koy def ci mbirum connecté ngir rek def ay recherche ndogal bi nag ñëw fiñ ko doon xaare même bu fekkee dañuy fay ñenn ci étudiants yi ñoom rafetlu nañ ko ndax kat jàpp nañ ni lii dina tax ñu gën a mën a ñoñal seen jàngin bi. Adjara Ndiaye ñeent fukki soldat yu jot a libéré ñu tàggat leen ci diirub juróom-ñaari fan maanaam semaine jot nañu seen ko lijaasa ña ko taxawee lañ ca jublu mooy fexe ba ñooñu mën a amuk xëy taxaw kaaraange gi war ci port bile ba ñu jotee seen ko lijaasa la ñu fësal mooy ni daañu fexe ba seen kéem kattan la ñu jàng ñu jëmmal ko ci bërëb yi ñu fas yéene dem ngir mën a wéyal seen xëy ñu ànd ceeg suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. ci atum 2015 agence pour la réinsertion sociale des militaires ci programme bi mu tëral jot na tàggat lu tollook ñetti téeméer ak juróom-ñetti soldat ci ay formation jëm ci wàllum mbay mi ak ci wàllum sàmm bi tey ji nag mu jëm ci liggéey yi nga xam ne wàllum kaarange gi la ñaar fukk ak ñetti anciens soldats tàggat nañ leen ci wàllum kaarange ci port yi yeneen fukk ak juróom-ñaar yi ñoomee tàggat nañ leen ci kaarange ci biir aéroport yi. ñi ngi jëm ci li ñu naan ci tubaab privatiser sécurité yi ba nga xam ni liggéey yu sew yu ci bari ñoom ñu mel noonu ñoo koy def et sous la supervision bien sûr des forces de sécurité et de défense. tàggat gi def nañ ko ci diiru benn semaine wante dina leen ubbil ay bunt ngir ñu am liggéey ci bu gaaw. formation yi ñu fiy def bari na yépp a baax wante bii lañ am formation boo xam bu ñu ko defee bu xale yi jeexal maanaam ñi leen di jël ñu ngi nii taxaw. gis ngeen leen ci salle bi formé bi baax na waaye formé ñu jël ko tam ci la dàqee. ñi lay jot seen lijaasa ñoomee fas yéene leen def seen liggéey ni mu waxee ngir ñu mën a fànk bépp menace. càcc gi ku ne xam na ko ñëpp téyewuñ seen loxo am na ñu nga xamante ne ni yëfu jàmbur la ñu bañ a gis dégg nga bu rombee foofu tamit am na ñi nga xamante ne ni dégg nga lu demee ni wàllu trafic bi. trafic de drogue ku ne xam na ko ak stupéfiant donc là nit ñi les usagers am na ñu ko xamante dañ koy jënd am na ñoo xamante ne dañuy ñëw pour yaatal ko ba nga xamante ne pour defar seen affaire donc là loolu aussi lu ñu war a éradiquer la lu ñu war a écarter la. formation bi bokk na ci plan d'action bi nga xam ne ARSM tëral na ko ngir jàppale waat ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay takk der ñu mën a amaat ay liggéey tey ji am nañ yaakaar ni que seen suba dina gën a neex ñeent fukk soldats yi nga xam ne jot nañ leen libéré mën nañ tàmbali di liggéey jaarale ko ci aar askanu Sénégal. Ndeye Fatim Lo ñu wax ci barrage bu Affiniam bañ ko sampee ak léegi def na ñaar fukki at askan wa fa dëkkee ci kàddu maire bi nga xamante ni moo leen jiite sàkku ci nguur gi ñu fexe yeesalaat bee barrage ñu jàpp ne dafa màggat buñ ci taxul mënees naa indi ay loraange askan wa fa dëkkee te njariñam bëri na bu ñu sukkandikoo ci maire bi ne bokk na ca la muy xeex mooy wàllu xiif ñu teewlu ay kàddu moom Ousmane Diédhiou ci micro suñu ndaw di Mame Binta Diatta. situation bu barrage bu nekk kenn kontaanu ci bépp doomu aadama bu fi yeewu kontaanu ci parce que barrage bi quelque part directeur nee na mu ngi fonctionner dëgg la loolu kenn mënu ko weddi. mais ci wàllum liggéey suuf barrage bi tere nañu ci ay wàllum yu bëri donc ci yeneen gox yi fu am barrage nit ñi dañuy béy nawet comme noor mais fii amul nawet bi dafa gàttu trop te barrage bi déjà am na ay suuf yu bëri ay faro yu bëri yu muy jël nga xam ne tere na askan ji ñu mun a béy pour mun a dundal seen njaboot. donc loolu moo tax lu fi nekk vraiment ñun kontaanuñu ci ñu ngi ñaan nguur gi vraiment mu ñëw régler situation boobu nu mu gën a gaawee ngir vraiment problème barrage Affiniam bi mu mën a nekk vraiment souvenir bu nga xam ne nit ñi dinañ ko fàtte fii ak ay at. directeur barrage bu Affiniam moom it àdduna ca ginnaaw ba mu fësalee njëriñ la mu làmboo di barrage moom it sàkku ci nguur gi ñu fexe daal di gaawal yeesal gi war ci boobee barrage ngir askan wi gën a gis seen bopp ca njëriñ la mu làmboo la mu ngi woo ci turu Bilal Keita ñu teewlu ko. Affiniam barrage Affiniam mi ngi dox li nit ñuy wax li ñu posé comme di wax ne barrage Affiniam fonctionné wul boo laajee au fait dañ naan dañu mënuñu béy ceeb ak yooyu. c'est-à-dire lu ñuy laaj mooy ñu aménager leen terre yi pour ñu mën a béy mais loolu beneen volet la bokkul ak barrage d'Affiniam le problème que mooy problème bi ñu posé mooy aménagement des terres mais pour affaire barrage moom barrage baa ngi dox seulement nag barrage bi am na léegi fanweeri at am na jumtukaay yoo xam ne màgget nañu war nañ leen changer
ci loolu la gouvernement Sénégal ak gouvernement chinois di liggéey nañ ci xam naa dootul yàgg chinois yi dinañ ñëw pour régler problème boobu Sénégal tamit posé na problème aménagement de terre bon je pense que loolu yëpp dina ñëw ci bu fi chinois yi egsi. Maître Moustapha Camara lay wuyoo di docteur en droit nekk avocat it génnee ab téere la mu ca dëxëñ di transfert yi nga xam te ne dañ koy fas yéene dañ koy faral di amal ñeer joueurs yi yenn jafe-jafe yi muy làmbool ci wàllu transfert bi ci yoon naka lañ koy mën a lijjante ci kanamu FIFA ak tribunal arbitral du sport waaye te àdduna ci jafe-jafe yi nga xam te ne am na ci diggante US Ouakam ak it Mbour Stade de Mbour fédération sénégalaise bu football kaddu yi la ci yëkkati. livre yi lu ko waral parce que dañoo gis ni quand même depuis quelque temps dañoo gis ni lépp loo xam ne affaire transfert de joueurs lépp loo xam ne tribunal FIFA la ak tribunal arbitral du sport dañoo gis ni lu compliqué la te amul téere yu bëri si loolu. donc jusqu'à présent ñaari téere la ñu xam mais téere yooyu presque mot na fukkaat donc il fallait que ñuy bind livre boo xam ne dina expliquer réglement FIFA dina expliquer tribunal FIFA dina expliquer aussi tribunal arbitral du sport pour xam bu ñu amee problème ban chambre la ñuy choisir ban tribunal la ñuy choisir yan kayit la ñu fara déposer yan délai la ñaata lay jar. affaire fédération ak ISO bi c'est vrai que mën nañu am toujours possibilité parce que arbitrage boo gisee ñuy def arbitrage parce que avant dañuy dem ci tribunaux yi nekk tribunaux état yi mais boo demee ci tribunaux état yi juge bi xamul football moom tribunaux yi boo demee dañu ne kii moo am dëgg kii amul dëgg kii day perte kii gagné alors que ñi arbitrage moom du ay juge professionnel ñoo xam ne xam nañu football te jàng nañu toujours tuuti droit donc ñoom décision bu ñuy jël dañuy jël toujours décision boo xam ne du gaañ benn parti décision boo xam ne dina arrangé bu nekk donc loolu parce que des juges yoo xam ne parti fédération ak ISO ñoo leen choisir ñoom ñooy fay juge yi. mu ngoog di kàddu Maître Moustapha Camara ki ñu ko taatanal di Yama Koli ay taalibe Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass lañu teertu xalif Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass xam ngeen ni jamono ji ma nga ca Mauritanie ngir gën a mën a rataxal diggante ñaari réew yi la ko sooke xam ngeen ko di mbirum napp bi ak yenn ci ay garde côte Mauritanie nañuy faate yenn ci ay nappkat yi nekk ci xew mi ngir fexe indi ci tànku jàmm fësal ni ñaari réew yi benn lañu moo waral xalif bi amal ab déplacement daanaka teertu bu am solo lañ ko tertu la ko dalee ci aéroport bi ak fa mu dal ca Mauritanie suñu ndaw di Pape Malick Fall mu nga àndoon ak ñoom. loolu mu takku ñoo jugee fu nekk ñëw ngir tertu ku tedd kii di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass moom ñeenteelu xalif bu Baye Niass daal di ñëw ngir amal gan ci dëkk bi di Mauritanie taalibe yi jugee fu nekk ñëw ngir wane seen mbégte ci ki nga xam ni moom mooy seen sëriñ seen yaakaaru tey ak ëllëg. mbooloo ma fa nekkoon nag foo ko natt weesu na ko ndax ñëw nañu ngir fësal seen bëggeel waaye ñëw nañu it ngir tertu délégation bi nga xam ni ñëpp fa nekkoon bokk na ci kii di Cheikh Mahi Cissé Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak ku tedd kii di Serigne Khoureyssi Niass. xalifa bi nag daal di ñëw ngir wëyal liggéeyu nga xam ne moo di waajuram bu góor di Baye Niass mi nga xam ne daanaka Afrique gépp la daal di liggéeyal. mu ngoog di déplacement xalif Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ànd ak délégation bu mucc ayib demoon ca Mauritanie ngir waxtaane mbirum napp ga ña fa dëkkee it rafetlu yegsem ci réew mi ne amees nañ ci yaakaar ni la ko tax a jóg dinañ ci am solution mooy ni ñaari réew yi du benn du ñaar waaye benn la diggante Sénégal ak Mauritanie comme ni ko seen guide xamle di Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu teewlu ci cadre Maître Mawlud Fall bokk ci comité d'organisation bi amee lu aju ci wàllu accueil bi ci micro Pape Malick Fall. du sotti ñëw bi du sotti moo tax ngay gis ne nit ñëpp ñëw nañ pour accueillir ko ñëpp kontaan nañ am na nga xam ne dañuy dem Kaolack toujours ci gàmmu ak ci koor mais am na yu nga xam ne mënuñ dem ñoo ñëpp léegi jugee nañ ci biir Mauritanie ñëw fii pour gis xalifa bi ñëw na alhamdulilah comme ni ma ko waxee en français ñëw na tam pour régler affaire yooyu nëpp yi nga xam ne warta nekk
diggante ñaari peuple yi ndax Cheikh Ibrahim dafa waxoon ne peuple sénégalais ak peuple mauritanien du ñaari peuple benn peuple la kon dara warta nekk seen diggante lu may lu mu ngoog ki ngeen doon teewlu di kàddu Mawlud Fall bokk ci comité d'organisation accueil doon dalal xalifa Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ma nga ca Mauritanie fas yéene dal ak kilifa ya fa nekk waxtaane jafe-jafe yi dox ci diggante Sénégal la ko sooke du dara lu mooy mbirum napp gi ci géej gi nekkoon ponk bi mujj ci xibaar yi Modou Mbacké Niang mu ngi jéggalu ci yëglekaay yu leen waroon jukkil jox na leen dig daje ni ki ëllëg bu soobee suñu borom ñu leen di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien yi ñu ci àndaloon xibaar yi ngoon lay di juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu ko jàmm bu ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. ci kilifteefu njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ak bu Serigne Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidianes ak yu mbooleem xalif généraux yu nekk ci réew mi AIS di association islamique pour servir le soufisme moo fas yéene amal colloque international bu mag a mag bu ñuy waxtaane lépp lu jëm ci l'islam ak jàmmu àdduna colloque boobu di ay waxtaan ak ay diisoo yu ay boroom xam-xam yu mag di seq bawoo ci Afrique ak fépp ci àdduna bi jàpp nañ ko samedi yemook ñetti fan ci weeru mars 2018 ca King Fahd Palace bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba programme nag dañu ko tëral ci ñetti pàcc yu am solo yu ànd ak seeni thème benn bu ci nekk bu njëkk bi dañ ci waxtaane lu jëm ci la contribution des soufis pour la préservation de la paix bii ci tegu dañ ci waxtaane lu jëm ci la cohabitation spirituel et le temporel au Sénégal ñetteelu pàcc bi nag maanaam panel ñu war ci waxtaan lu jëm ci le dialogue interreligieux au Sénégal di ay waxtaan yuy jëmmal islam ak aar jàmm ji nekk ci diggante jullit yi rawatina xeet yi nekk ci àdduna bi kon AIS di kuréel gi màggal islam ak dooleel soufisme fii ci Sénégal mooy woo ñépp ci bés boobu yemook ñetti fan ci weeru mars 2018 ca King Fahd Palace bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba bul ko kenn wuute mbokki jullit yi mbokki l'islam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye at mu nekk mu am bis bu mu jagleel les 99 nodalla laata bis ba une semaine muy samedi ñetti fan ci weeru mars daañu dem ci hôpital psychiatrique ba nekk ca Mbaaw dem ci prison bu camp pénal nemmeeku ña fa nekk samedi ba ca topp nag di doon samedi fukki fan ci weeru mars le bis bu mag ba nag bis bi nga xam ni dañu fay yendu di sant yàlla di ko màggal di waxtaane ay turam te di ko delloo njukkal moom yàlla juróom-ñetti waxtu jàpp fukki waxtu dañuy def ay consultation médicale gratuite njàngum alxuraan boole ci ay ndaw def fa ay concours tajwid woykat yi bàyyee ko